jàngeen jëf ci ànd beeg ñu ITV faram-fàcce xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ca ni lu jëm ci li nga xam si moo di kon rek àllarbay doomu taal di wone ndoxteel carême ci mbooleem chrétien yu Sénégal lu ni mel tax na ba abbé Jean Laurent Ndour dana faram-fàcce dëgg-dëgg doxin wi ak celal ci bépp anam daañu ko dégg ci biir xabaar yi ci nam gën a yaatoo dañ ci bokk itam mbirum Ndiaga Diouf fi ñu toll di tembe dossier ba ca kanamu taabalu yoon jàppale ni procureur sàkku na juróomi atu kasoom njaboot gay laaj téeméer ak juróom fukk ci ay millions ndàmpaay luñ ci mën di doon jege ñaale Barthélémy Dias ñoom jàpp na ni mënuñoo nangu la woon ca Khalifa Sall dal moom Barthélémy seen xel mënt si daal ñu koy nangu seen bakkan lañ ci gaal daañu ci ànd ak kenn ci ñoom ñu ko duppee par sàmm te dénk yi TV dañ ci bokk itam li nga xam si moo di bàngaas bi mang ndox yu bon yi di ko sànnim ca mu romb ca Cambérène nguur gi teg na koppar ñeent fukk ak ñaar ci ay milliards francs CFA ngir mën koo yokk dooleem ba mu gën a jox nekkin bu dal waa Cambérène dañu ci ñëw tam ci biir xabaare gëstu mam seen bu baabu daañ ci boole bitim réew jàppale ni kon li nga xam mooy Ukraine jamono ji tembe xeex ba mu ngay gën a teeng tey ji capitale ba di Kiev ay chars de combat ak ay fafal naaw Russie ña nga ko wër di fa gàll ay tooke yu sakkan doonte waxtaan mi ngi wéy di am ay sanction tam di wéy di am ci kaw réewum Russie ngir mën a nagaram li nga xam mooy jumtal koom-koom lii buñ ci noppee daañ ci boole pongu ci xibaar nis kiis ñi songu faram-fàcce gi sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbali ci lu soxal géejawaay suba ak tey ñu nga cam di daal di samp adjoint au maire élection bi nag teengoon lool diggante ñooñu ku jëgi ak ñi nga xam ñoo di Benno Bokk Yaakaar mi ngi Maram Ndiaye maa ngi lay nuyu ana fu ngeen toll ci wàllum wote beeg élection yi daañu dellu siwaat léegi ci mi ngi Maham Ndiaye ma ñuy toppal wàllu guddi mel waaye boobee jàppale ni kon fi ñu toll ni coow jeexagul ci biir Sénégal ndax mi ngi soxal ki nga xamoo di imam Lamine Sall mi nga xamante ni bi kàddoom jibboon na fan yi ba mu jur coow yëngal dënnu mbooleem chrétien yu Sénégal ba tax ñi doon sàkku ci mu jéggulu association bi ëmb imam ak ulama yi Sénégal demoon seeti ko ngir dox tànk jàmm moom imam jéggalu na xam na ni njuum te dafa tardis ci làmmiñ moo tax ma ngay jéggalu ci gàttal ñu teewlu kàddu ko imam Lamine Sall ak mi ngi Maram Ndiaye yàlla nee na man terewuma leen ñi ngeen bokkalul diine ñuy dund ci pays boo xam pays islamique te tooñu ñu leen indiwuñu aw ay yàlla nee na terewuma leen nga maslaa ak ñoom jëflanteeg ñoom jëflante bu rafet loolu sax moo waral mu daganal ñu takkanteeg ñoom kon nag ci cadre boobu li nga xam si wax nañ ko mu naqari suñu mbokk chrétiens yi loolu mu naqari ci seen xol ñi ngi leen koy jéggulu te incha allah fës naa yéene moytu yooyu kàddu di ko waxati ci ay télévision kon loolu nga xam ni wax naa ko ma di ko baamuwaat mu naqari suñu mbokk chrétiens yi ñoo ñëpp maa ngi leen di jéggulu ci loolu naqaru xol woowu ñu am te mu jóge ci kàddu goo xam si man maa ko wax loolu naqari maa ngi leen koy jéggulu ci mboolem catholique fu ñu nekk ci Sénégal ak biti Sénégal ma ngay jéggulu moom kàddu yi imam Sall Lamine di kàddu yu jibal ci kanamu cadre bi ëmb bàngaas bi ëmb imam ak ulama yu Sénégal booy fekk na ñi nga xam sax moo di jàng bu Sénégal bécc ci ay bataaxal naqarlook ñaw li xew ay doxu ñaxtu sax bokk na ci ak i porte plainte dañ toppaat incha allah wàllu googu waaye lépp fekk na mi ngi xew ci kanamu carême gi tàmbali tey jii di tey àllarbay doomu taal lu ni mel tax na ba koor gi tàmbali ñeent fukki fanu woor dellu ci borom bi tabaraka wa taala ci ni mu gën a yaatoom ana lu mu ëmb moom carême boobule dañ ci ànd ak nga xam moo di rek abbé Jean Laurent Ndour abbé Jean Laurent Ndour ma ngay faram fàcc dëgg mbir ma nam nar a doxe la ca dénk Clément Nicolas Thiaw ak Moussa Fall daañu ci dellu siwaat incha allah ci na mu gën a yaatoo moom ak ki di abbé Jean Laurent Ndour mi jëbal kaddu jëmee ko ci li nga xam ne kon carême bi ñu tàmbali tey ak àllarbay doomu taal la mu wundu ak it nu su war a dundee mbooleem koor gi dañu ci incha allah bala xibaar yi jeex ci na mu gën a yaatoo dellu siwaat ci lu soxal li nga xam si moo di centre bi mang ndox yu bon yi di ko gëq ca géej ga ca mu jar ca Cambérène
man koo yokk doole lu mënta ñàkk lam ñeent fukki milliards ak ñaar la nguur teg ci taabal jim ayoo ko ci ONAS min dénk wàllu gunimel lan bëgg mooy dolli ko doole rof ko it kattan ba mën a mang lu baree bari ngir tamit nekkinu Cambérène ñu fay yewoo gën a mën a ñoŋ lépp ci leeral ak faram-fàcceek Mame Seynabou Babou. Plus de 42 milliards d'investissements pour une extension de la station d'épuration de Cambérène. La capacité de la station d'épuration des eaux usées passera de 19 000 mètres cubes par jour à 92 000. Objectif, améliorer les conditions sanitaires et environnementales des populations. Ce que nous avons constaté, donc, avec ce projet très important donc, du président de la République, qui avoisine les 42 milliards donc, d'investissements, qui a permis évidemment donc de faire une extension de la station d'épuration de Cambérène. Et cette station va passer évidemment donc d'une capacité de 19 000 mètres cubes par heure à 92 mètres cubes par jour. C'en est fini avec les problèmes d'odeur pour les populations de Cambérène. Ce projet apportera 2 innovations de taille et impactera positivement 1 million de personnes. Parce que ce problème d'odeur qui évidemment constituait une problématique au niveau tout simplement donc, de la gestion des eaux usées et en fait donc derrière nous maintenant parce qu'il y a un système qui est mis en place qui va traiter de façon évidemment définitive les odeurs donc ici de ces eaux usées. L'autre chose ici c'est au niveau tout simplement donc de la cogénération parce qu'en réalité cette innovation c'est pour essayer de voir comment et essayer de prendre en charge les coûts énergétiques. Toutes les eaux usées générées dans le bassin seront traitées et déversées en mer en toute sécurité. Et nous considérons qu'aussi ça a été connecté, cette station d'épuration est connectée donc sur un émissaire donc terrestre et un émissaire en mer pour évidemment faire le rejet en mer. Et là c'est une doléance évidemment de la population de Cambérène qui en réalité posait une énorme difficulté avec les populations. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, en visite sur les chantiers, estime que les travaux seront bouclés d'ici la fin de l'année 2022. jóge Cambérène delluwaat ca Guédiawaye soriwul dara fekk fa mi ngi Maram Ndiaye suba ak tey ñu nga woon ca samp li nga xam ne adjoint au maire ya waaye itam jombul passation de service diggante Ahmed Aïdara mi ñu fal yees ak Alioune Sall mi ngi nuyu naa la ana fu ngeen toll ci faluk adjoint au maire yi. maa ngi lay fay Modou Mbacké Niang jàppal ni daal fi nga xam ne rek moom mooy sa diwaan Guédiawaye ba tey jii ñi nga amal li nga xam ne rek moom mooy élection. ñi nga xam ni ñoom la ñu toftal ci Ahmed Aïdara jamono ji may ànd ak yow nag ñu ngi toll ci li nga xam ne rek moom mooy juróom-ñaareelu poste bi waaye nag boobu l'élection jamono ji nag dañu koy defaat ndaxte ba ñu ko defee ba noppi ba côté li nga xam ne moom mooy xob yi 47 voix à 87 voix moo fa génn alors que 86 conseillers la tax na rek ba jamono ji dañuy amalaat li nga xam ne rek moom moo di vote bi mais jàppal daal ci xibaar lu gën a fës mooy ba ñu dooree li nga xam ne moom mooy élection yi si suba ba tey waa coalition Benno Bokk Yaakaar lépp rek loo xam ne teg nañ ko fi ñoom ak seen i alliés ñoom ñoo ko gagné premier adjoint au maire ba coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ko gagné deuxième ba ki nga xam ni moom moo féetee si coalition Benno Bokk Yaakaar ak Aïda Sow Diawara nekkoon maire Golf Sud moom moo ko gagné troisième adjoint ba nag ki nga xam ne moom mooy parti démocratique sénégalais ñoom ñoo ko waaye waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo leen jàppale ndax ki nga xam ni moom mooy seen candidat bi Ndiogou Malick Dieng waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñoo ko njëkk a présenté comme seen candidat Aliou Sall itam jóg ni coalition Benno Bokk Yaakaar moom la ñuy jàppale looloo waa Yewwi Askan Wi jàpp ne rek moom Ndiogou Malick Dieng farul ak ñoom tax na ba ñu indaat seen beneen candidat waaye seen candidat boobu dañ leen duma ba fi nga xam ni jamono ji ma àddu yow ñu ngi si juróom-benneel bi voté nañ ko ba noppi juróom-benn yëpp waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ko gagné si kanamu ñi nga xam ne ñoom ñooy coalition Yewwi Askan Wi jamono ji juróom-ñaareel bi lañ toll wax naa ko léegi juróom-ñaar bi dañoo ko def ba noppi waaye xob yi dafa ëpp nit ñu nekk si salle bi ba tax nañu koy amalaat te ñi ngi toll si juróom-ñaar war a dem si fukk ak ñeent mu doon mbir moo xam ne jamono ji Modou Mbacké Niang doon loo xam ne rek metti na si ñi nga xam ne teew nañ ci salle bi ndax suba ba tey mbir mi dafa mel dafa xaw a tàggatémbe waaye jàppal ni daal ba fii may wax ak yow Ahmed Aïdara ak coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñoo minoritaire si li nga xam ne rek moom mooy bureau municipal bi. bala ma lay bàyyi par rapport ak lu jëm ci mbirum weccale ay maanaam passation de service diggante Ahmed Aïdara ak Alioune Sall loolu moom fu mu toll.
comme ni nga ko waxee ñoom ba ñu defee li nga xam ne rek moom mooy juróomeelu vote bi ci poste bi dañoo mujjee jël pause ba ñu jëlee pause nag ci la Ahmed Aïdara ak Aliou Sall profité def li nga xam ne moom mooy cérémonie de passation de service xam nga Modou Mbacké ginnaaw ba ñu amalee élection yi bureau bi lajjoon bi passé ba ñu xëyee rek Ahmed Aïdara dafa amaloon passation de service ci teewaayu ki nga xam ne mooy secrétaire municipal bi Aliou Sall teewul woon préfet bi teewul woon boobu ba tey moom Ahmed Aïdara lu mu def mooy heure bu ñëwee liggéey ci day wàcc xool liggéey yi nga xam ni dooroon nañ ko fan la toll waaye muy wute benn dogal kon tey jii la ñuy doog a def li nga xam ni moom mooy cérémonie de passation de service bi de manière officielle si pause bi lañ profité moom Aliou Sall ñëw préfet bi ñëw ñu xaatim dëgg may léegi nag moom Ahmed Aïdara moom mooy yor lengay fii si maire Guédiawaye kon war naa mën a doxal maintenant nag lu mu war a lijjanti rek mooy le fait que mu doon militaire si biir bureau municipal bi faaw rek mu jéem a xool naka lay def ba mën a suy proposer ordre du jour pour conseil municipal bi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo féete si yeneen coalition yi lu ko may rek lu muy bëgg di dogal ci wàll woowu du ko mën a def ndaxte moom ëpp fa doole. mi ngi Maram Ndiaye dañ toppal incha allah wala guddi mel ci nu mu gën a yaatoom suba ak tey ngay topp woowee kon Ahmed Aïdara léegi jël na la ngi foofee ca mairie bu Guédiawaye ndax Aliou Sall daal dina ko jox muy passation de service bi kii moom kañ lay def passation de service mooy Covid 19 bi lëmbee Sénégal lànk bañ a dem toog ci réew mi ñaari at mi ngi nii léegi matal na ko fi bis ni ki teele woon ñaari fan weeru mars atum 2020 ba tey ñaari fan mars atum 2022 kon day mel ni kon dëgg-dëgg ñaari mat bu ñu xoolee nag ba léegi mi ngi feeñ naam mbirum couvre-feu ak mbirum xëy na dakkal dembeeg dikki bi ci yenn yi ak yenn dogal yi doon jël di ay mesures lu ci bëree bëri amatul wàññeeku na waaye tuuti ba léegi mbas mi ngi fi li mel sax moo tax ki nga xam si moo di docteur Mamadou Ndiaye moom mi dénk lépp luy prévention kàddoom jot naa jib Sénégal fii mu toll tey bu ñu doon xayma ñaari atu mbas mi nu su war a taxawee jàkkaarloog moom ma ngay faram-fàcce diggante Abdou Guèye Kassé. ñaari at ba léegi mun nañu wax ne que jot na laal toll ci juróom-ñett fukki junni ak juróom yu teg pratiquement juróom-ñaari téeméer ci ay nit ñi nga xam ne fii ci Sénégal jot na leen laal ñi mu jot a yóbbu yi mu jot a faagaagal malheureusement ñi nga xam ne génn nañ àdduna ñu ngi toll ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk mun nañu wax ne que loolu dafa bëri donc feebar bi yàgg na fi mot na at ñaari at te aussi ñi mu jot a laal dañoo bëre te ñu mu yóbbu tamit malheureusement dafa bëri waaye nag mun nañu wax ne que feebar bi mu commencé ba léegi ci ñaari at yi def na ay vague maanaam dafa ñëw di yéeg di wàcc loolu aussi def na ko ñeenti yoon mun nañu wax ne que réew mi yëngal na ko ci ñaari at yi mais surtout ci vague yi la ko gën a yëngal encore loolu aussi mun nañu wax ne que ci feebar bi aussi noonu la anamoo te aussi dem na ba système de santé bi xaw a dépassé tuuti mooy maanaam structure de santé yi xaw a fees surtout ci troisième vague bi ñu amee delta xaw nañu fees dégg nga ba soo seetee lu mel ni oxygène wala ñu mel ni ay lal xaw a parfois balaa ngay dugg balaa SAMU di la wutal lal bu ko jël ay temps tuuti mais yàlla dafa def nag ministre de la santé ak gouvernement bi instruction yu ñu joxe woon ba système de santé bi yëpp bu ñu ci duggee ba loolu yëpp mun a yem oxygène am lal yi am seete yi mooy maanaam fi ñuy entrer malade yi mu gën a yem maanaam mu gën a bare ci région yëpp am nañu li ñu wooyee centre de traitement des épidémies dem nañu ba yenn structure yu yemamaay yi muy ka docteur Mamadou Ndiaye ñaari at Covid ci biir réewum Sénégal diggante askan week Covid mbedd mi fu ñu toll ci mbirum fagaru gi ba léegi nu muy doxee Mamadou Sy ànd na ak Moussa Fall defub doxantu laaj askan wi ci fagaru gi ak nekkin ba tey ak mbas mi reportage. couvre-feu bi ak yeneen mesures yi nga xam ni nguur gi jëloon na ko loolee mu ngi ba léegi ci bopp Aljuma Sow moom nag gannaaw ñaari at yi nga xam ni Covid 19 bi def na ko fii ci Sénégal bu jàpp ni lu metti la woon. sonnoon nañu trop ndax ñii di liggéey ak ñu dul liggéey ñoo ëpp sax daanaka ñiy liggéey donc ak confinement yi doon am couvre-feu yi doon am. borom kër yu bëri yëg nañ ko donc lu metti la mais wolof dafa ne loo ku muñ rek muuñ. Ibrahima Khalil ñu fekk ko mu toog ca ban moom nag mu ngi jàkkaarloog mbedd mi mu jàpp ni Covid 19 tax na bay ndaw yu bëri ñàkk seeni liggéey
moom itam ba léegi ci jafe-jafe la ne. ndaw yi doon liggéey ñu bëri Covid bi ba mu tàmbale woon dañ dàq ñu bëri génn leen si seen société yi na leen wooyu parce que mënatuñu fay. waaw feebar bu fi amee nag day wàññi lu bëri si dëkk bi. man damay laaj ay oto di peinture di liggéey lu ne mais dëkk bi instant dara doxul. erreur bi nguur gi def mu di indi couvre-feu ci jamonoy Covid. Ousmane Ngom xalaat ni loole tax na ba koom bi daal di soox. confinement bi ñu def mooy suñu erreur réew bu fekkee économiquement doxul liy doxal réew mooy mu am ay activités commerciales nit ñi di dem ak ñëw bu ñu confiné moo tax conséquences économiques yi am. ngir mën a dàkkal Covid-19 fii ci Sénégal faaw rek ñu mën a sàmmanteeg mesures barrières yi waaye itam dolli ñaan yi. li ko fiy dindi daal lenn la respecter mesures barrières yi ñu doon wax. nuyoo salaamaaleykum doy na sëkk lu xew ñu dajale nit ñi. Covid bi yàlla moo ko fi teg balaa la nañ ñaan yàlla ñaan si jumaa yeeg jàkk yi église yi. Covid-19 daal di am lu toll ci ñaari at fii ci réewum Sénégal daal di nekk jur ay gàllankoor yu bëri jëm ci wàllum économie bi waaye yemu ca moo waral ñenn ci ay ndaw ñuy sàkku ci nguur gi ngir rek mën a gunge ñi nga xam ni ñoo loru ci Covid-19. Mouhamadou Sy jaajëf xabaar yi wéy del si wàcc lu soxal mbirum carême bi tàmbali tey jii ci àllarbay doomu taal ji lu mu wundu ak it koor gi ñeent fukki fan yoo xam te ne bi dana koy jagleel woor loolu lépp dafay aay ñu gën a xam nu muy doxee ci wàllum diine dañ ci ànd ak ki nga xam te ne bi moo di abbé Jean Laurent Ndour moom abbé Jean Laurent Ndour mooy vicaire bu paroisse bi nga xam moo nekk Sacré-Cœur kàddoom jot naa jiib mi la mu dénk yi TV. fàttali ne voilà dañoo war a suufeelu parce que boo waxee doomu taal rek yaa ngi wax lu jëm ci suufeelu ci suuf lépp li nga xamante ne voilà nit ki dafa war a wàcc parce que doomu taal ci téere yu sell yi dafa am mandat de tuub parce que ñu bëri ci téere yu sell yi ay yonent ay ñoo xamante ne yàlla def leen faloon bi ñu tuubee bi ñu bakkaaree borom bi def leen ne tuub leen seen i bakkaar te ñu doon tuubee xooti sa yére yi bokkoon na ci. mais tamit voilà muur doomu taal wala toog ci doomu taal loolu yëpp bokkoon na ci donc jàngu bi tey suy imposé doomu taal ñi nga xamante ne ñooy chrétiens yi daf leen di fàttali ne da ngeen war a suufeelu da ngeen war a ubbi seen xol delluwaat seen xel ci yàlla voilà ngir yàlla mun leen a bal seen i bakkaar. carême mooy période du 40 jours bi ñuy fàttali ne voilà li Yeesu defoon ca Manding ba. Yeesu dafa demoon ca Manding ba ngir voilà ñaan ngir wóor parce que toog na pendant 40 jours 40 nuits lekkul naanul di ñaan di ñu fàttali ne tamit am na benn mission bu mu war a mottali mission boobu mooy lan mu musal àdduna si mu dee ca croix ga dekkaliku ñun nag bu ñuy xumbal laa mën a wax sax parce que waxtu gu sell la waxtu boo xamante ne dañuy gën a dañuy gën a yëgg yërmande yàlla ci àdduna si yërmande yàlla ci ñun. koor dañuy gën a yëkk yërmande yàlla ci kaw doomu aadama kàddu ko abbé Jean Laurent Ndour xabaar yi wéy di wax ci lu soxal fukkil bi édition bi nga xamante ne bii journée dañ ko duppee journée scientifique maanaam njàng mu gëstu mu xóot mi ci biir Sénégal lu ñu mel nag tax na ba waxtaan bi it ban ko càmbaree mooy daanaka daal mbirum gëstu wàllum science moom dafa tàmbali laati kaaf ci biir réew mi lu su war a suqali la daal di koy loxanti itam ndax mën naa jur koom-koom gu sakkan ci réewum Sénégal gii ndax mooy tax ñu mën a am développement bu jàll ba noppee ci ndaje man ci àndaloon kàddu jot naa jip muy professeur Ngalla Djité lu ca dénk Momar Alice ñaa ñu teewlu ko. université boo mën di dem ci Sénégal ci seen budget pàcc bi nga xam ni dañ ko jëmale ci recherche lu tuuti la maanaam li ëpp ci xaalis bi ay salaire lañ ciy fay ci jàngalekat yi fay ci lépp loo xam ni dafa jëm ci jàngale mi mais li nga xam ni dafa jëm ci gëstu loolu liñ ci réservé moo bariwul te université buñ koy wax jàngale la ak recherche te bu ñuy gën a wax université recherche moo gën a tax ñuy wax université te recherche dëkk boo gis recherche moo koy doxloo Sénégal nag boo xoolee day dëkk boo xam ni su dee ci nit ñu xarañ ñu am xam-xam domaine boo dem daf ci am mais li leen manqué mooy jumtukaay te jumtukaay xaalis la te loolu état bi rek moo ko mën a def man nga am xam-xam bi ci àdduna yëpp mais buñ la joxul jumtukaay doo ci génn
mi ngi mel ni le meilleur médecin du monde su amul outil yi muy fajam du dem fenn. école doctorale yi état moo ko institué mais boo demee université bu ne c'est le parent pauvre et man dama gis ni la recherche se développe à travers les écoles doctorales et nous lançons un appel solennel au président de la République et au ministre de l'enseignement supérieur de soutenir la recherche et d'accompagner les doctorants tout en sachant que les doctorants de ce pays forment l'avenir de demain. Ndar Géej ku ko wax dëkku jàng la waaye itam dëkku nappkat yu bari itam des nañ ci brèche bi lu ni mel tax na ba nguuru Sénégal joon ay koppar jël tamit ay entrepreneur jox leen liggéey bu ñu mel ngir ñu war a jeexal loolu nga xam mooy kon rek defaraat brèche bi ba mën a maase bala ca doon suuxal ay gaal ay nappkat ñax seen bakkan war a mën a wàññeeku mbaa mu jeex ministre bi ni wàllum napp gi teewe na ba ñu tëj liggéey ba ndax léegi noppi na lu mel sax moo tax moom kàddoom jot naa jib ministre bi nekk napp gi di Aliou Ndoye ba tey ak Momar Alice Niang. dragage bi yem na balisé national bi nga xam ne foofu la nit ñi war a jaar pour am sécurité léegi rek mooy li ñu ñaan rek mooy li ñu tënk li gis ko ci ay formation yooyu nit ñi tënku ci loolu pour jéem a aar seen bopp bu ñu nee waruñu dem géej ñu xam ne loolu la temps bi maye ñu bañ a dem géej bañ a en tout cas fooye bakkan yi bu géej gi mayee ñu dem mais toujours topp itam bu ñu dugg si ñu jaar ci bël bi fi ñu nga xam ne tey dañ ko baliser bu ngeen fi ñëwee guddi di ngeen gis balisage boobu tey dafa am na ku ma doon wax sànq mu ne comme piste d'atterrissage parce que noonu la éclairage bi ko wane kon ñu jéem a respecter loolu état def na li ko waroon ñu ciy sant chef de l'État bi nga xam ne lii bi ma koy tàmbali nekkul sax sam budget waaye dafa joxe instruction pour ñu def ko parce que bakkan yi ñoo gën a fort lépp luy budget la ca des rek mooy ñu nit ku ci nekk duggal ci sa waar maa ngi bi ñuy visiter léegi da nga gis ab napp ak mool bu ñëw jël fileem takk ko ci balise yi genre comportement yi ñoo war a dakk il faut beaucoup plus de civisme nga xam ne lii dañ ci dugal alal bu takku pour aar nit ñi kon nit ci coppare boppam rek wala li muy wut moom ci boppam bu mu ñëw di fooye loo xam ne ñëpp a ko bokk kon léegi ñun loolu la ñuy ñaan nit ñi rek ku ci ne nga dugal ci itam sa taxawaay ci wàllu rafetal ci wàllu respecté itam li nga xam ne mooy yoon mooy dëgg. ministre Aliou Ndoye bi ñu dénk wàllum napp ak koom-koom ci wàllum géej gi xibaar yu wéy jëm ci wàllum yoon jàppale Barthélémy Dias maire Ndakaaru fii Tembe jàppale nekkoon na itam maire Sacré-Cœur Mermoz moom jamono boobee daanaka ak mbirum Ndiaga Diouf ba léegi coow lu jeexagul ci kanamu attekaay bi dossier ba ngay doxandi fi ñu toll ni procureur sàkku na juróomi ati kaso waaye itam njaboot gaa ngi sàkku téeméer ak juróom fukk ci ay millions francs CFA ak ndàmpaay lu mu ci man di doon yoon dana jël dogal fekki fan yi waaye laata loolu ñu mu seqal géew bi ci wàllum politique di ay mbokkam yi mu sësal rëkk ne ñu moom du ko seetaan ndax jàpp na ni bukki bay jàppoon Khalifa Sall mooy yoot fi ñu toll ni te Barthélémy Dias loolu nga bàyyi muy jàll par Samb kenn ci ñoom kàddum jib nag ITV. ñun ñëpp assisté nañu gis nañu réquisitoire bi nga xam ne procureur moom la def muy procureur comme partie civile dañu amoon jafe-jafe pour wane ne réellement Barthélémy moom mooy coupable donc je pense que les avocats de Barthélémy Dias wane nañu bu baax ne Barthélémy Dias du coupable parce que arme bi mu yor ak arme bi lay Ndiaga Diouf bokkul donc bu kon kay loolu leer na maintenant nous sommes dans un procès boo xam ne un peu politique voire même politique mais quand le procureur requiert 5 ans je pense que ça veut dire ce que ça veut dire mais ça on ne l'acceptera pas parce que li daloon Khalifa Sall xalaatuñu sax muy dalaat Barthélémy Dias il n'est même pas question. muy kàddu ko Pala Samb xabaar yu wéy média xewle ndax championne d'Afrique lañu fi am Adama Anouskaba jël raaye wu mag jëm ci mbirum tasum xibaar présentatrice la mu jël raaye wu ci bànqaas bi ëmb réseau panafricain di ay journaliste lu ni mel tax na ba kër gi daal di koy sargal ak tamit ci teewaayum kilifa yi wonewaat mbégte la doon ci kanamu kilifa yi fii ci rédaction bi ITV ñëwaat ca ndaje ma démb na mu yaata woon ci faram-fàcce ak Mamadou Sy. ab tapis rouge lañu lalal Adama Anouskaba gannaaw bu mu indee raay ji moom moo jël prix présentateur télé bu gën a xarañ ci Afrique ci trophée des médias africains
mu doon nag beneen jaloore bi groupe E-Media Invest daal di def loole nag ab liggéey bu mucc ayub moo ko waral. ñetti at xale yi mën ci am ay trophée ak ñeneen ñoo xam ne am nañu ay prix ci yeneen mbir ci ñetti at lan lay wone mooy kër gi am na ginnaaw gi nag lan moo ñu koy may mooy ànd benno lan lay jàngale muñ. directeur général bi li groupe di xamle ni lu di mel day firndeel ni rek tànk yi nga xam ni E-Media ngi ci ndax bëgg-bëggam moo di jël qualité bi daal di koy jiital te ji nag mbëbët groupe bi moo di fexe ba nekk groupe de presse bi gën a xarañ ci Sénégal waaye itam ci biir Afrique. On a fait le pari de la qualité le pari de la qualité nag yombul dafay metti léeg-léeg mu am ay gàllankoor mais à la fin de la journée les gens vont finir par te suivre. wax naa ko fii ñeneen j'ai dit lii ngeen di def ci E-Media doon leader au Sénégal déjà ndam la c'est à notre portée mais doon leader en Afrique c'est à notre portée. Abdou Gning bokk ci ñi taxawal bi li compétition di wane mbégteem gannaaw bu Adama Anouchka Ba daal jël bi le raaya muy sàkku ci presse africaine bi ngir ñu liggéey ba ñu mën leen respecter ci àdduna bi. Adama nous a rendu encore plus fiers. Adama Anouchka Ba nag li mu def nii dafa gën a ñoŋal turu Sénégal ci àdduna wërngal këpp rawatina ci Afrique fi mu toll nii presse Sénégal daanaka ñu bari nañ ko ràññee ci Afrique moo tax fii ñu war a liggéeyaat ngir suñu presse nit yi gën koo xam gën koo respecté li may laaj rek mu li tax ñun duñu organiser xew-xew yu ni mel ngir gën a jox gëdd suñu journalistes yi. mais pour valoriser nos journalistes. presse bi nag dafa war a jël place am waaye itam jëlaat contrôle gannaaw yenn ci ay dérives yu ñu nemmeeku ci biir réseaux sociaux yi loolee di gis-gis directeur général bu groupe E-Media Invest. Il faut que les journalistes envahissent les réseaux sociaux waxin la buñ ko négliger parce que c'est devenu un outil de diffusion. lu tax il faut le faire c'est buñ ko deful ñi nga xamante ni defuñu métier bi joxuñu métier bi axam ñoo koy def. J'ai été meurtri. Vous avez vu des images au stade récemment quelqu'un bu téye micro di interroger quelqu'un mais c'est pas possible. Est-ce qu'on a le droit de laisser ça passer? E-Media Invest daal di sargal championne d'Afrique am ñi jiite service yi ku nekk nag daal di jël trophée bi ngir rek wane sa mbégte gannaaw ndam boobee. E-Media nag fas yéenewul yam fi dañuy woyandi liggéey yi ngir rek ñu mën a jëri ji yeneen i raaya. ginnaaw ba sargalee Adama Anouchka Ba xabaaru bitim réew daanaka benn ponk yoon mi ngi soxal li nga xam moo jëm ci Ukraine ak cong yi fa yooyu di am tey ji daanaka Kiev ak Kharkiv tàng na lool lu mel sax moo tax ba fi mu toll ni sàng la jeex muy vote bu yaatum mbootaayu xeet gi daa doon woote ab session ordinaire spéciale boo xam kon dafa extraordinaire sax lañ ci bëgg mooy kon woo mbooleem ña ca am ay membre ñu daal di wote gi nag moo doon kon ñu bari dañoo ànd ci ne Russie li muy def ca Ukraine dëppwul ak yoon téeméer ak ñeent fukk ak benn réew ñoo ni waaw ànd nañ ci ni Russie li muy def nekkul jaadu juróom ni déedéet kay jaadu na waaye fanweer ak juróom ci ay réew Sénégal ci la bokk ñoom dañ caa maandu néew ni jaaduwul néew ni jaadu na dañ caa maandu lu ni mel kon sàng la wat gi jeex waaye jàppale ni ci cong meeg bombardement yi moom la faatu bari na fi mu toll nii ay chars de combat yu sakkan ak ay fal naaw ña nga ca biir Kiev daanaka bari na sax fu nu bombardé démb radio télévision nationale bu Ukraine bi dañ ko daal di bombardé waaye sax am nañu ci ñàkk seen bakkan tey jii itam fii nga xam moo di Kharkiv foofee itam am na fa dalwaay am solo ab port
port bu am solo boo xam kon soldat russe dañ koy nangum am na it ay convois yu mag a mag di ay oto ndëraan yu mag ay armes de guerre yu doy waar ñu ngi daw wutalim biir Kiev da koy xaw a wër ndombo daanaka dañ toppaat wàllu gu mel incha allah ci na mu gën a yaatoo jeexale bitim réew ak ki nga xam si moo di Jean-Pierre Pernaut mi daal di ñàkk bakkanam journaliste bi nga xam ni ko xam na ko ñuy seetaan TF1 moom présentateur boobule daanaka fanweeri at ci wàllum présentation ñu xamoon ko foofule mu ñàkk bakkanam amoon na juróom-ñaar fukki at ak benn tey la xibaar bi jépp ci TF1 sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun lii moo daal di tëj xabaaru Marahim gërëm leen ci ànd beek ITV da leen di bàyyi ak bloc d'information bi la total Cheikh Hassana Fall ak ganam mu doxal ba kanam jaa ngeen jëf